Supersonics Money Transfer ñoo dellu si waat indi leen xéewal bu neex a neex fii ba weeri octobre di jeex waaw fii ba weeri octobre di jeex mën nga am sansu win benn saaku maalo saa yoo jotee xaalis fii ci biir réewi Gambia bàyyee ko foofu sa UK Europe US Canada ak Switzerland ak Supersonics Money Transfer xanaa lii neexati na doore ko tey ba weeri octobre di jeex mën nga win benn saaku maalo saa yoo jotee xaalis fii ci biir réewi Gambia bàyyee ko UK Europe US Canada ak Switzerland téeméeri saaku maalo ñoo fi nekk kon gaawal nga bokk ci téeméeri nit yi nga xam ne mën nga am sans win ci xéewal yi nga xam ne kenn dootu ko natable ak Supersonics Money Transfer bànneexu leen ci suñ yónneekaay xaalis bi gën a wóor gën a gaaw gën a noppale ak yónneekaay xaalis bi gën a màgg ci biir réewi Gambia te duñ la fayeeku dara saytu leen ñu ci Google Play Store wala Apple Store nga mën a bindoo ci suñ app bi di Supersonics Money Transfer app shuu cay bii xéewal ak Supersonics rek. To Gambian Talents Promotion, the Gambia's first non-profit online public broadcasting network and home of culture and entertainment. At GTP, we bring you the best of Gambian creativity right to your doorsteps. Sell your products and services to millions of Gambians and friends of the Gambia via our online radio, TV, and newspaper. Advertise your business and watch your clientele grow like never before. Our content from the Gambia gets the diaspora hooked up to our screen, whilst those in Gambia love what we bring for them from afar. This gives us a unique edge and separates us from the rest. If you want to be heard or seen by the world, contact GTP. We tap, nurture, and promote Gambian talents and businesses. Think promotion, think GTP. For all your event coverages, religious gathering, naming ceremonies, weddings, documentaries, music videos, TV and radio commercial, and more. We also do design and print jobs of all types, logos, business cards, brochures, flyers, t-shirts, coffee mugs, banners, billboards, catalogs, and magazines. We also do lamination and projector rentals. We are the first Gambian non-profit online public broadcasting network with over 300,000 active followers across all social media. Contact GTP on 750-3654, 750-3654 or 794-9214, 794-9214, 404-593-6215 or email us at gambiantalents@gmail.com. GTP, the people's power. mbokk xarit yi jërë ngeen jëf ñu ngi rafetlu ànd beek ñun file ci Gambian Talents TV di people power di kaddu askan wi tey jii ñoo ngi fii seen biir Gambia show di show bi nga xam ne yéen a ko tàmmal seen bopp neewoon naa leen ñun duñ toog rek si studio yi di ko fi defal fu ne la ñuy dem tey nag ñu ngi fi nga xam ne rek moo di Farafenni nag ku ko wax rek xam ni mooy dëkk boo xam ne fépp nit ñi dañ fay jaar di jógee Sénégal Mali fu ne rek di fa dugg ndax réew la boo xam ne dafa frontière ak yeneen réew yi nga xam ne dañ ñu rek jege. tey nag ñu ngi fii am nag gan gu mag boo xam ne moom la ñuy defar rek benn lii nga xam ne moo di biir Gambia show gan gi nag mu ngi uyoo ci ki nga xam ne rek moo di Ousmane Diouf nag nekk ki nga xam ne rek moom doomi Farafenni la di rek ki nga xam ne moo di chairman of NRP fii ci North Bank Region chairman la of NRP ci North Bank Region dinañ waxtaan ak moom lu bëree bëri dinañ waxtaan ci moom waxtaan ak moom ci politique waaye dinañ waxtaan it lépp loo xam ne rek soxal na tamit Farafenni dinañ ci waxtaan ak moom dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ndax tungu ne du teew ñuy natt àll. maay Alhaji Moussa Diouf dëkk Farafenni so about nekk fi regional chairman for NRP. NRP waaye dañuy bëgg nga nettali ñu as tuut ci sa dugg ci politique yow ak sa digganteeg politique.
waaw jërëjëf comme loolu dafa am solo su ma dugg si politique ak léegi dafa yaaga parce que ak lis fu mu nekk nii daanaka maa ngi si politique bi lu mut 4 fukki at because politique na time yi Jawara politique na time yi Yaya Jammeh léegi maa ngi politique time yi Adama Barrow. kan nga njëkk a àndal def politique. man maa ngi njëkk a ànd ak Jawara président Jawara pour def politique. ci biir nguuri Jawara ndax da nga ci mos a am poste cër buñ la ci jox maanaam poste wala boo ci doon liggéey ci biir nguuri Jawara. non parce que time yi nguuri Jawara boobu maa ngi nekk just member rek xale di support politique bi waaye aw ma foon benn place boo xam ne dañ ma ko fa jox. nguuri Jawara boo ma doon nettali tey yan développement la am ak ànd bi nga ci ànd ndax yow gisoon nga ci sa bopp waxuma la sax nga am ci loo doon liggéey waaye comme bokkoon nga ci rek as a member ndax gisoon nga ci sa bopp ci doxalinam boot politique ak ci lépp loo xam ne rek moom mi ngi ko doon def. bu baax parce que Jawara nguuram def fi ne ni moom ñoom Jawara moo fi ñëw indi fi independent Gambia du noonu soo Jawara dégg fi indi na fi éducation indi na fi ay yoon waaw te Jawara amutoon benn problème amutoon benn jafe-jafe ku bugg a Gambia la pour mu jëm kanam waaw. jamono yooyu naka jamono politique boobu ndax politique bu salte la woon wala politique bu rafet wala politique bu amoon saagal xëccoo ak ay lu ñu koy waxatee bedd wante ndax ki xeet bi la bokk wala benn wala loolu amul fa woon jamono jooju. waaw xam nga Jawara Père Ndiaye Jawara bi mu ñëwee jër Gambia moom ak Père Ndiaye la ak ñoom Sheriff Dibayn waaye dem nañ tam ba mu yàgga lu xew nii mu xew Jawara am ak Sheriff Diba jafe-jafe Sheriff Diba xaaj daf parti boppam soo foofu politique bi yooyu time boobu tàngana de. ban jafe-jafe la am ak Sheriff Diba yow yaa ngi fa woon même nga woon ndax mën nga fàttali ban jafe-jafe la woon ba Sheriff Diba xaaj daal di am parti boppam. waaw li ma si xam mooy ne loolu time boobu Sheriff Diba kutuboo rakam ñu ne moom moo jël ay xaalis bu tuut yóbbu ko di ko bugg a jaay Sénégal ñu jàpp ko Pont Noir léegi indiwaat ko soo ji loolu Jawara ñuy wax Sheriff Diba mer. Sheriff Diba mel resign. waaw resign boobu ban jeexital la am ci Jawara laaloon na ko wala Jawara faalewul woon loolu ba tax na ndax ban daal kii jeexital la amoon ci nguuru Jawara. donc bi mu génnee si Jawara tam loolu Jawara faale na ko faale parce que taxawal na parti pour moom tam oppose agence pour jël réew mi si Jawara soo léegi mu nekk ñoo doo nekk politique boo xam ne doy na waaye Jawara moom musul koo faale. ñaata élection la Jawara dem. su ma fàttali Jawara élection yi dafa bëri na dem na de because toog na fi 30 years fanweeri at waaw 5 years bu ne Jawara dafa dem élection mu win waaw. boobu ndax boo winee woon even one vote rek comme tey jii men boo rawee ni ki benn vote sax da ngay win ndax loolu moo fi amoon wala dafa amoon lu ñuy wax second round. loolu time yi Jawara moom li doon suñ luwaa constitution nga mooy ne amuñ taam amuñ li taam limite soo da nga toog su 5 years bi jotee nga ñëw wàcca contest ñu Gambien di sànni la carte nga toogaat soo da ngaa gis ne time yi Jawara lim daan élection time bi su jotee li ma fekkee mooy ne Jawara suñ demaa élection moom daf daan win waaw. ndax booba élection da daan jaar ci yoon wala Jawara nit ku daf léeg-léeg da daan luubal ndax moo nekkoon ci kaw bopp réew mi. non comme ni nga waxee am nga time yi Jawara dama topp sax waaye affaire yi tout time au second round amutoon suñ la rawee benn per rek waacang loolu moo doon about constitution Gambia bi te loolu moo doon élection bi AIC accept ko. léegi ñu jógee foofu yow ñam nga fekkee nga nguuru Jawara président Jammeh da nga liggéey ak moom. waaw président Jammeh liggéey naa moom. lan moo doon sa taxawaay ci moom. maa amee woon youth si green youth maa leen train maa leen amee woon over 15 good years not Bank region it's not ne nationality de it's not Bank region green si youth si maa leen amee over 15 good years waaw. si nguur Yaya Jammeh ak Yaya Jammeh ni mu doon doxalee ak yu ci xew yëpp surtout green si nga tudd noonu ñu daan daw di ko topp fu ne mu yóbbu leen yow loolu yaa ngi woon ci biir lan nga ci xam. ci ni mu daan doxalee gars yi ak yim daan daa def ndax coow lu bari amoon na ci surtout ci green si am na luñ doon fi ñu leen daan dëkkale naan dañu dem di parti ji di dem di yàq xaalis di ànd ak paay di ànd ak jabaru jàmbur yi di dem di def lu ne ci kanilaay ak feneen ndax yow loolu yow yaa ngi fa woon ndax yaa wax ne yàlla daan mobiliser ndax loolu amoon la te bi mu amee tamit yow ndax yow tamit.
non am nga naka foofu dinaa fi kontaan bu baax parce que am nga liggéey réew neexul te Green Youth man suma North Bank Region yaa jëmme musul ñoo fay si benn single butut musta fay Green salary o butu fay so Green si youth si ñoo gis ne président Jammeh dafa ñëw pour Gambian la mu ngi liggéey ñu ànd moom di ko support waaye pour Green Youth nekk si suma onda man nga ne da nga am faru o da nga am si suma kambi biir o ceesantu amut musuta am si waaw. waaye daan na am ci yeneen kii waaye du daan am sa kam. waaw xam nga su amee suma kam tam du ma ko yëg te mun naay wax sax na astafurlah parce que kilifa doo mun a wax ne yëpp ngay leer waaye man si suma time ak li ma amee Green si di nga wax dëgg la ñu ngi ñoo xaras ñu ngi ñoo tooj ñu ngi ñoo wax ne Green suuti waaye Green Youth dafa meloon ni daal loo xam ne lu ñu yàlla nattu la toppay président Jammeh di yooxu bàyyi suñ famille bàyyi suñ yaay bàyyi toppa ko ah te duñ fa jëlee dara loolu nattu la nekkoon si Green yi waaye dañ gis ne tam liggéey réew la topp président Jammeh waaw bëri na yuñ doon wax ñun tey ñu ngi koo dégg si mouvement time yaa Jammeh ñun xamuñ doon loolu man Alaaji Musa ak man TRRC bi mu génnee maa ngi gis yoo xam ne ak li ma dégg ñun mosuñ ko observe fayuñ leen ngeen topp leen te daan na am sax Green yoo xam ne yu jigéen ñi bu yaaya wootee ñu bëgg a dem moo xam kanilaay la wootee wala fu mu wootee bu ñu bëggee dem seen jëkkër yi bu ñu leen aayee sax jaral na leen sëy bu tas est-ce que loolu neen la woon rek wala leneen liñ dañ fa daan defi leneen waaye du woon topp yaaya rek. dégg loolu li ma la wax nii xam nga nattu si la ko yàlla tegee ah soo am nga mun ngaa dugg si lu nekk dama la wax ne yow loo topp amuloo si fay amuloo si daala sax ah te fi ñu jógee nga jóg bàyyi sa kër bàyyi di fanaan kan laa di bay loolu lu ma ko mun a gisee daal mooy ne doomi réew ñoom ñoo gis ne réew mi dañoo topp président Jammeh ba pare mu nekk nattu bu ñu yàlla tegoon waaw. Alaaji Musa Diouf di léegi chairmanu NRP da nga nekk ci nguuru Barrow yow. non. nekkoon waaye yaa ngi NRP léegi. waaw maa ngi NRP. lu tax nga bàyyi APRC. APRC non yaay Jammeh dem na. léegi yow kon yow toppoo woon APRC yaa nga topp. non APRC yaa moo nekkoon parti leader dafa ñëwoon pour ne dafa liggéey ànd nañoo moom dem na beneen président ñëw na ah foog ñu ànd ak moom. waaye yow àndoo président bi yow NRP nga dem ci beneen parti nga dem te APRC parti bi mi ngi dox ba tey am na léegi parti leader lu tax àndoog ñoom. ok xam nga su ma leen a topp ma Barrow su ma leen a ànduma topp ma Barrow ak ànduma Barrow xam nga olof ñaar la fu mu nekk nii man NRP ñoo ma jël as regional chairman waaye NRP si seen bopp ñu ngi topp Barrow di ko support. kon borom NRP dafa jël parti am seeyal ko ci nguuru Barrow. non seeyalul ko de. léegi lu mu def. li mu def mooy ne moom mu ne nañ jàppale Barrow. amul parti ndax boo amee parti ba parce que gis nañ fi oto boo xam ne moo la ko jox ñu bind si chairman regional chairman of NRP waaw yow ñu jox la ko nga war a campagnal NRP jël seen parti kon di campagnal NPP waaw kon dafa mel ni kon seen parti bi da ngeen ko jël seeyal ko ci parti boo xam ne seen parti ba muy juddu sax xalaatuñu woon ne NPP dina am. waaw xam nga loolu moom loolu gis-gis la si politique waaye am nga ànd liggéey dafa war a am du noonu NRP suñ ne am nga yaa ngi wane ne oto NRP baa ngi nii double cabine bi NRP moo fi ne xam nga gisuloo si MPP ah gisuloo fa beneen parti NRP moo fa nekk te suma office bi tam di seente NRP office regional level ah so da ngaa gis ne li ma laa wax pour ñu toppa Barrow bañ ne ñun duñ oppose te time bi jotut nañ liggéey because politique su jotee politique jot na waaye su liggéey jotee nañ ànd ñu liggéey réew mi. waaw mais kon politique jot na léegi ndax yow NRP ki ko jiite muy honorable Amat Bah taxaw na wax ne moom déclaré ni campagne commencé na kon kay yéen léegi campagne war na commencé si yéen kan ngeen ni campagnal da ngeen di jël seen parti bi seeyal ko ci biir NPP campagnal ko wala yéen da ngeen di campagnal seen bopp. non ñun campagne yi xew léegi mooy bàyyi élection la benn la ñaami na ñaar la ak Jokaadu North Bank
so councilors ñaari campagne yooyu ñoo jotagum te moo xew so NRP ñun taxawalaguñu fa kenn on sang dinañ support Barrow waaye terewut ne ñun su time politique jotee ak Gambia dañ xam lan la. ok yow wax nga ni NRP yow yaa ko wax du sama wax NRP taxawalaguñu kenn waaw ok léegi yéen seen party leader honorable Amat Bah State House la ko waxee bi président Adama Barrow dajalee yaayu compagnie mu ne pour Gambie mucc pour Gambie am jàmm faaw ñu votal Adama Barrow kon moom nangu na ni Adama Barrow lay jiital te mooy seen président wala kon moom yéen du waxtaan ak yéen wala day wax fële ci kaw ñëw wax ak yéen ci suuf dañuy waxtaan rek. waa xam nga loolu dana ma neex sax pour ñu waxtaan si su fekkee ne live la NRP ñu ngi maa gis Amat si boppam mu maa gis loolu Amat mu ngi ko def moom pour boppam wane na Barrow na ko ñu ngi liggéey dama ànd ak yow wan na ko eneem waaye parti bi Amat moomul ko léegi because dañ def congress am executive body NRP rek ñu ngi amee 5 xam ne National Assembly ñu ngi si assemblée bi am na ay council on sang Amat su demee wan Barrow eneem loolu ñun duñ ko si oppo duñ ko aja du noonu waaye bés mu ngi jot da nga gis NRP ñun ak Amat fan la ñoo toog ak lan la ñu war a takkal waxtaan. léegi kan mooy parti leader bi. Amat Bah. parti leader bi moom parteem sanc parteem yéen yow nga fekk fi jugee APRC daw jugee APRC ñëw NRP yéen mën ngeen a dogal lu neexul Amat foofu. waaw parce que man APRC dama fa nekk man Amat moo ma soxla non man du ma daw man suma liggéey ak respect am nga Gambia North Bank xam ma ak Gambia all xam suma taxawaay du ma wax lu amul du ma jaay doole politique suma alal laay génnee di politique Amat Bah si boppam mu ma dégg NRP bi ma ñëwee NRP ak léegi bi moo ñëw ma nekk regional chairman dañ ma employé moom moo ma soxla binda leeta yónni suma national mobilisation si ñaar bu jigéen bi ak bu góor bi délégation ñu ñëw na Amat mu ne def la bëgg a employé for North Bank region chairman ma accept ko jël leetar bi. nga dawee APRC NRP ok. xam nga APRC waaw foofu xaw yaa Jammeh dafa dem man impact bi si boppam suma moto la amee fii girin suma moto maa ko jëndal suma boppam dégg nga impact bi ba fii ECOWAS ñëw man maa ngi dawal suma moto girin ak yaa Jammeh fara feeñee loolu kenn laalul ma suma dellu gannaaw si APRC waaye bi yaa Jammeh demee kenn ñëwul nga wol ma ne ma nañ taxaw nañ foom APRC soo APRC dañ def nee ni soo dama toog. ok léegi foofu dafa am ñaari mbir yu ñu war a leeral APRC Yaya Jammeh mooy parti leader bi kon dafa mel ni Yaya Jammeh dafa dem rek APRC nga ne dafa tas parce que borom dem na waaw kon Amat Bah mooy parti leader bi moom tamit moom it lu ko neex ci parti bi mooy am. non. wala APRC dafa amoon sarta yu fa nekk yoo xam ne nekkul NRP. dafa wute sax sarta APRC ak sarta NRP dafa wute APRC bul fàtte ne président Jammeh dafa coup d'état mu toog. mais ba taxul yow topp nga ko. waaw topp nañ ko si ne dem na bi mu ñëwee dafa wax loo xam ne pour ñu topp ko dafa liggéey Gambia. ndax liggéey boobu yow gisoon nga ko ndax yow topp nga ko ba nguuram jeex. gis naa liggéey boobu bu baax parce que liggéey na Gambia on sang gis naa lu mu liggéey Gambia te duñ mun a wax ne liggéey Gambia waaye jógee na fi kan moo ko représente pour mu ñëw war a organiser APRC ñu nekk together toppa pate APRC amut. ki nga xam ne moo fa nekk actuellement yow kooku est-ce que yow bi APRC ba Yaya dem def nga any effort pour dem find out nan la APRC war a doxee waaye boo toogee sa koñ rek dafa mel daal yow da nga daw est-ce que ragaloo ne TRRC bi nga xam ne teg nañ ko ne man dinañ ma fa woo kon xaaral ma gaaw wut fu ma prox ndollu est-ce que loolu yóbbu la NRP bindoo NRP wax leen ne jël leen. man TRRC ragaluma leen si Gambia parce que man suma xaalis si bopp la amee Yaya Jammeh musul maa jox xaalis musuma dem banque di si xaalis pour Yaya Jammeh leen suma dem TRRC xanaa man suma boppal li ma ñëwaat am gis si APRC ak coono bi ma fa daj. nga nekk assez victime. waaw because dal na ma war na fi Gambia yëpp 2 years maa ngi dem court.
lan moo la daloon lan moo la doon yóbbu. mooy ne dem nañ ba gis ne xëy na fu ma liggéey ak ñu xam nga soo ñu tuumaal ma ne man maa wax soo ñu ne dama bind pétition. loolu si nguur kan la woon. Yulu Yaya Jammeh. foo mujjee ak ñoom. dama dem koor ba firi waaw. bi nga firee da nga bàyyi Yaya wala da nga continuer ndax ñeme woo koo bàyyi. ma continue bàyyi Yaya totally topp naan waaye position bi ñu amoon xam nañ ne sax ñoom doxalatuma ko ni ma ko war a doxalee. lu tax fësaloo ni bàyyi naa da nga ragaloon bàyyi ñu jàpp la wala ndax yow nga ne ragaloo waaye lu tax fësaloo ni bàyyi naa ndax yow bàyyi nga si sa xel waaye waxoo ko. waaw xam nga bàyyi naa gor waru koy wax. kon lu tax gor ñu jox ko liggéey mu bàyyi ci xelam liggéeyatul waaye waxul ne bàyyi naa. waaw moom laa la xam nga bàyyi naa bala nga koy wax dafa war a am risin man liñ ma def dama gis ne loolu ñoom ñu ko def si APRC number one def nañ ko pour am nga jox ma toft West Time waaye yàlla dogalu ko dégg nga soo den loolu du car ma ne dama bàyyi APRC te time bi ma looloo appum mooy last 5 years si Yaya Jammeh biñ demee élection mu daanu waaw Yaya Jammeh la campagne moom laa woteel waaye daanu na. vote ñàkk pexe. boodu ñàkk pexe amut fa de because li tax ma votal ko dama xam ne maa ngi si parti bi te state ñu ngay def élection te génnuma fa ma votal ko. mbokkee xarit yi yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV ci seen show bu mag boobu di biir Gambia show tey nag ñu dalal kàngam comme ni ma leen ko waxee woon rek biir Gambia show nekkul ci studio rek lay amee day amee fu ne tey nag ñu dalal ki nga xam ne moo di Alhaji Musa Diouf nekk rek chairman of NRP regional chairman of NRP fële ci North Bank region ñu ngi waxtaan ak moom ñu ngi gis ngeen ko yéen waxtaan bi bu fekkee yaa ngi ñuy soog a dab rek xamal ne yaa ngi ci biir Gambia show Alhaji Musa ñu ñëwaat ci beneen ko lan nga gis si Amat Bah ndax parti yi bari na fi bi nga dawee jógee APRC nee naa da nga daw waaye nga ne dawoo waaye ba tey ñu garaawul nga jógee APRC ñëw fi nga xam ne moo di NRP lan nga gis ci NRP loo gisul ci yeneen parti ndax am na fi yeneen parti yoo xam ne ñu ngi fi. loolu jërëjëf loolu tam naa si kontaan xam nga NRP gis-gis o yeneen parti soo du gis-gis NRP dama la wax ne man dama nekk politicien political na Yaya Jammeh président Jammeh time ma jógee na fi NRP ñëw soxla ma pour ñu liggéey jox ma regional chairman soo ñoo gis ñoo am si man interest gis suma taxawaay ba mu jaral leen ñu ñëw na nañ liggéey te luñ ma laaj pour ñu liggéey ko liggéey réew mi la soo moo tax ma ànd ak NRP waaye du beneen gis ne NRP parti boo xam ne la am naa fa lii wala NRP am na lii o NRP something like o NRP so non dama gis ne NRP parti la maa ngi woon si parti ñoom ñoo njëkk ñëw pour soxla ma ñu liggéey xam nañ suma taxawaay si réew mi o si North Bank du noonu ñu ñëw soxla ma UDP ñoo ma njëkkaat di man demoo UDP. dem naa UDP tout ba tribune mais dafa leen élection seen député bi maa tax mu gagné. waaw léegi Alhaji Musa nag ñun gis nañ ne sa jaabante ci parti yi bari na dem nga fi APRC jógee woon nga ci Jawara dem jógee woon nga PPP dem APRC jógee APRC dem NRP yaa ngi woon UDP da nga am mbooloo mu la topp wala xaalis ngay campagne wala yow daal lan la ba nit ñi di la soxla. jëf ak sumaay di liggéey réew mi nit ñi nga xam ne ñoo war a di taxaw soppoon nit dama leen won jub wan leen baax wan leen jëm kanam. lu tax nga jógee UDP kon. UDP correct UDP duñ jëm kanam. lu tax duñ jëm kanam. non man même mu ne parce que bu ma demee UDP yow boo déggee Alhaji Musa Diouf mbooloo moo tax nit ñi ñoo tax. waaye du xaalis. waaye du xaalis su ma demee UDP su ma mbooloo ñu ne ma ñun duñ ànd yow UDP ma ñëw toogaat. xanaa kon yow mbooloo mi bu nekkul yow lañ bëgg mbooloo mi kay bu la bëgg foo leen awale fa lañ war a aw. mbooloo mi suñ ma bëggee tam ma awale leen fi ñu leen war a aw fi mu bëgg a jaar duñ fa jaar. UDP ñoom nee nañ ñoom moom réew mi te 2021 di lépp dina leer ndax yéen loolu gëm nga yéen loolu dëgg la yéen. tiitoo leen ci loolu. UDP waaw dañuy wax seen yéene waaye UDP man dama yaakaar ne fu mu ne UDP dañ finish. finish NRP xam na UDP bu baax ndax yàgg ngeen dem élection résultat yu ci am yéen gis ngeen ko NRP xam na UDP bu baax a baax. ñun mosuñoo dem UDP benn yoon lañ dem élection mooy during the time yi Barrow
waa time yi Yaya Jammeh NRP UDP ñoo dee oppose APRC. waaye boobu yëpp UDP moo lay raw carte résolve bu génnee UDP mooy nekk ci kaw ndax mosoo leen def coalition ndax coalition bi ngeen fi mosoon def gis ngeen nu mu jeexee. non NRP ñoom ak UDP def nañ coalition ñaari yoon. waaye nan fan la mujjee. mooy xëy na ñoom gis nañ ne mënuñoo dem si seen coalition. kon dafa mel ni ñoom ñaari njiiti ku ne day kii sa bopp léegi ñu ñëwaat ba tey ndax faaw ñu waxtaan dinañ waxtaan ndax tamit askan wi bëgg nañoo xam lu bari dañ naan El Hadji Moussa Diouf dafa bëri saytaane nga baal ma ci kàddu gi du si man ndax nit ñi ñooy wax da ngay dégg waaw dafa bëri saytaane dafa bëri fitna nit koo xam ne la daal dafa bëri ay luubal daal comme lan ngay wax ci loolu. waaw xam nga loolu man naqatul ma parce que seytaane li mu firi mooy ki nga xam ne da ngaa indi problème di indi histoire di indi crime onasang wala di luubal wala di indi crime donc nga seytaane foofu moom la firi xam nga olof dégg ko dafa man suma seytaane si Gambien mooy ne xam suma taxawaay xam suma pouvoir si Gambien xam lan laa doon duma la yàpp waaye dooma yàpp soxla ma sa dara waaye duma la yàqal te duma gis ngay wax ne dangaa not kenn koo xam ne wala di ko jaay naka si du noonu mu ànd si te duma gis loo xam ne fen la du yoon may ko mu fal fu ma gisee dëgg dinaa ko wax kon moo tax ñu ne xëy na dama bëri seytaane ak ñuy wax tamit ne séddalem ceeb meeg séddalem dundu meeg muy ceeb muy leneen loo xam ne tege na sa loxo rek fi nga ko war a jaare doo ko fa jaare lu ci mënti am rek di nga ko jël wut feneen foo ko dugal waaye askan wi ci war a jot duñ ci jot wala di nga dem am noo doxalee daal ba jël ci ceeb bi wala jël ci yeneen ak yeneen yoo xam ne ci yow lay féetewoo loolu lan ngay tontu loolu. jërëjëf loolu tam kontaan naa si bu baax xam nga loolu si man dama musta nekk kuy séddale ceeb man. nguuri président Jammeh green yu laa du ma wax sax si meeting su ma liggéey mooy ne ñu dem ara meeting escort Yaya Jammeh dugal ko si fil bi mu ñëw toog start meeting bi commencé wax ñu génn dem si beneen meeting grand escort musuma wax si meeting xanaa ñu béy femme bi ñor ñu xabes ko Yaya Jammeh ñëw fi ma xaan xoba ko mu jox ñu xaalis. xaalis boobu nan nga ko daan séddale. xaalis boobu nag fine green yu si ko moom ñu ngi maa dégg xaalis boobu waaw waaye loolu su amee ñoom dañ war a dimaan loolu wala ñu ñëw laaj ma man musuma gis nga single butut green amee naa fii seen account 10 years ba ma xan xooba ko kerewaan fu mu nekk account boobu foofu la luxusee waaye is not ne man El Hadji Moussa Diouf. xaalis mosoo tegee sa loxo gars yi jot nañ ci gars yi daal nee nañ xaalis bi mu sa teg suma loxo su Yaya Jammeh du ko tegee suma loxo loolu campagne la dee doon wala mu ñëw too fi ma ko joxee ma jël ko jox ko suma sala bi su Yaya Jammeh mu fee kunjoo fatoo ba dem ba nag génn Farafeñ ñu ñëw si school bi ma xam xoobaleen xaalis bi. yow lan nga mën a wax ci nguuru Yaya Jammeh ba muy jeex yow ak green yi nga daan mobilise nekk ci ban interest yow nga ci amoon bu fekkee fayuñ la weer. amoo ci dara kon ban interest moo tax yow nga toppoon loolu rek ban interest. waaye interest boobu mooy ne gis naa ne doomi réew la ak yàlla moo ma nattu mais man dëgg la su ma yóbbu nañ ma màkk. Yaya Jammeh moo la yóbbu màkk. si nguur Gambien si. yow Yaya tànn la yóbbu la màkk. Yaya Jammeh kana ko fa teg ba mu nekk président du Gambien. yow ba mu lay yóbbu ba nga ñëwee yow ba ngay sant Yaya nga sant wax nañ waxtaan rek ba ngay sant Yaya nga santoon. man bi ma demee Makka Gambien yëpp laa sant ñoom laa gërëm. gërëmoo Yaya tey jii nekkatu fi nga gërëm Gambia parce que Yaya si moom la sa fàqee ko waaye soo gisee may dem Màkka dafa am ñu ma dooleel ba ma mun a am yoon yi dem Màkka su fekkoon nekku moon teg suma mbir si yoon aw ma ñu ma dooleel gis nañ ne man waruma dem du ma dem parce que du man kenn maa nekkoon APRC te ñaareel ba man bi ma nekk APRC juróom-ñaari moto jënd naa ko jox ko AP di ko mobiliser youth si. ba tey loolu jaaxal na ma de comme que yow fayoo ko amoo ci leneen loolu màkk gi ñu la yóbbu te nga ne sax yóbbu la màkk Gambie waa léegi oto yi ngi ciy def noonu yëpp est-ce que du tamit xaalis bi ñu la daan jox ngay jël yow def ko sa poche di wax ne maa jënd oto bi te fekk yow xaalis bi la Yaya di jox moom ngay jëfandikoo. oto yooyu ma doon jënd
suma own xaalis man businessman dama dee jënd dégg nga ban business ngay def boo xam ne mën nga ci mën a. jaay jënd moto di jaay waaw dama amee i doom on sang man suma doom yi sax dañ ma merew ñu ne paa bi dafa alaku dafa yaxa xaalisam di jiitu ma dem Màkka juróom-ñaari oto jënd naa ko man si suma business te man suma moto yëpp dama leen def faire everything on sang loolu kon loolu su ma ko defee si liggéey réew ndax yàlla mënul maa fay ticket Màkka xam nga yàlla si boppam mu ne balam laa dugal arjana da nga koy jaamu boy doo mun a dem arjana nga ne yow jaamuloo yàlla doo mun a am benn njëriñ benn développement nga ne yow doo jëriñ kenn naa toog rek ma ñëw nga ñëw dof si man dara te yow dofuma si yow dara loolu mënta ne. yow def nga ci yaaya lu bari bu fekkee li nga wax ni yëpp def nga ko ci yaaya yóbbu la màkk jullit moom boo ko xasee bu yóbbu màkkal deseltuloo ko dara waaye nag am na xëy na am na leneen loo xam ne yaaya warloo naka ak yow te dafu ko woon. yaa jame billahi wallahi tallahi ak tey bu ma fanaan musta compter benn 5000 mu ne ma su ma dégg mu ne ma am may naa. xanaa xamula woon ak xamul woon li ngay daj xanaa xamu ko woon. xam na ko parce que daf may gis ñuy wax ni waaye musta toog man toj nañ fi suma oto bi fii Kër Sambuja Njaay UDP ma xeexa ñoom suma moto maa ngi ko jëndoon 48000 ci taan boobu du caaxaani xaalis dégg ñu toj ko fii ma xeexa UDP ñu gaañ suma boy si. lu waral Jammeh yëg na loolu political jaxasoo rek yaa Jammeh yëg noonu waaye fayut ma moto. ñëw si politique moom li nga gën a gaaw mooy saaga xeex saaga maanaam du jël yooyu gars yi tamit dañuy wax lu comme lu demee noonu. waaw man du ma jël nonsense du ma xeex du ma sa dégg nga waaye du ma jël loo xam ne du dëgg te yow li nga elloo suñ la ko joxee suñ la ko buggee xëy ma nekk du ma nangu. du ma nangu politique nag saaga coow saaga waru fa am waaye xooloo coow ñoo dóorante taabul dafa am politique parce que dafa nekk penc moo xam ne kenn ku ne da nga war a ñoddi pour sa bopp xam nga loola ni politique dafa nekk penc moo xam ne da nga war a ñoddi pour sa bopp ak sa nit ñi parce que politicien boo gis mu nekk politicien du yow kenn yaa mun a tax nga nekk dara soo ñoddiwul léegi ñu dajee am nga ñu indi benn maanaam projet o benn am nga développement yow politicien nga man politicien la yaa ngi sa gox maa ngi suma gox nga bugga ma koo xeeñ wala ma bugga la koo xeeñ soo loolu danañ waxtaan danañ ñoddoo yu mel noonu nag moom si politique la waaw. mbokk yi mu ngi noonu gis ngeen ko tey ñu dalal El Hadji Moussa Diouf fii ci Gambian Talents TV live and direct biir Gambia show nag fu ne lay amee ñoo ngi fii ci Farafenni bu fekkee yaa ngi ñuy soog a seetaan ñoo ngi fii am rek ki nga xam ne moo di regional chairman of NRP fii ci North Bank region di El Hadji Moussa Diouf El Hadji Moussa Diouf ñu laajal la rek Amat Bah honorable Amat Bah di minister of tourism waaye nekk tam party leader of NRP comments yi nga xam ne defoon na ko mooy kàddu yu mu yëkkati woon bu yàggul nii rek wax ci ne pël yi bu ñu bëggee jàmm faaw ñu rek votel ki nga xam ne rek moo di Adama Barrow ndax pël yi dañuy sonn ci wàllu këyit ak yooyu est-ce que yow jàpp nga ni comments yooyu noonu Amat Bah war na koo comment as a ministre ngay comment yoo xam ne gars yi ñu ne loolu mën naa yee fitna ndax comments yoo xam ne la commentu ay affaire u xeet la te loolu mën naa yee fitna yow noo gisee loolu. waaw jërëjëf si fànn boobu loolu dégg naa ko gis naa ko am nga si suma audio bi gis naa ko wax naa ko dégg naa ko si news waaye soo ko seetloo Amat Bah li mu wax ak wax bi mu wax soo ko seetloo xëy na ministre la waaye Amat Bah mu ngi wane ne dafa am ñu ñëw complain si ñoom xam nga jógul rek wax li ko neex dafa am ñu jóg ñëw complain joytu ko ne lii ak lii moo xew ndax ñu ñëw wax Amat Bah loolu ndax duñ nit ndax duñ doomi Gambia te loolu ndax waruñ ko wax Amat Bah parce que comme am nañ jafe-jafe si seen damin te Amat mu ngi si nguur gi comme ni nga waxee nekk ministre of tourism ba pare am parti mu nekkoon ñu ne coalition moom ak Barrow du noonu kon
ku am problème boo xam ne jafe-jafe war nga koo mun a wax Amat Bah. waaw dëgg la ku am jafe-jafe waras nga koo mën a wax Amat Bah waaye Amat Bah ministre la mën naa gis Barrow saa yu ko neexee lu tax toogul ba gisante ñoom mu wax ko ci biir ne ko jafe-jafe yii ak yii nañ fexe indi saafara waaye lu tax mu wax ko publicly ñëpp di ko dégg si ministre la loolu la askan wi di ñaawlu. ndax wax boobu Amat Bah moo ko indi si State House ndax wala ñiñ fa invite on pour ñu toog war a wax ak Barrow ñoo ko fa indi. waaye Amat moom président ki nga xam ne moo di honorable ministre Amat Bah ndax moom war naa comment loolu est-ce que moom warul na xool feneen fan la ko war a waxee ndax askan wi mere nañ ko ci loolu yow xam nga loolu. xam naa dama lay question yow. waaw non man maa la war a laaj ndax man maay man maa la war a laaj. d'accord waaye fi ma lay laaj mooy ne ndax ñi defu mobilisation seen bopp ñëw si State House mit Amat Bah ak Barrow ndax du ñoo wax boobu. ñoom dañ leen fa woo dañ leen fa woo. waaw biñ leen fooyee ndax du wax boobu ñoom ñoo ko wax wala waxuñ ko. waaw xam nga Amat bi muy wax moom honorable Amat Bah bi muy wax waxul ne I have received complaints nangam naa moom dafa wax rek kon wax ji mu waxee noonu moo tax askan wi xëy na ñu jooj ko merci yow laa wax sa opinion laa bëgg a xam ci loolu ndax lu mu war a wax la wala lu mu warul wax. suma opinion moom laa la man dama ko déglu Amat Bah daf ne dañ am complaint ne ID card pëli nii xam nga li ma la nii dañ am complaint la wax. yow ànd nga ci wax. waaw. ok kon ñu dinañ la nangul loolu kon yaa ngi defend sa parti leader ana ñuy wax ne moom he so arrogant maanaam dafa yëg boppam trop ministre bu mu doon day tax mu koy mbubboo di yëkkatiku ana ñuy wax loolu yow loolu dëgg la ndax yow nekk nga ak moom. waaw xam nga Amat moom pour ne dafa yëg boppam dafa ministre bi nii loolu man d'accord ma si Amat Bah amul problème Amat Bah yëgul boppam Amat Bah dafa nekk njiit du noonu soo ñu ñëw complain ko du noonu mu wax liñ ko joytu resang soo da ngaa gis ne kon te li mooy wax noonu suñ ko toppoon bu baax dafa nekk lu am li Amat Bah wax noonu su fekkee ne yow sa question ñëw na ba foo interview dinaa la wax. léegi yow wax nga ni Amat Bah loolu daf ko war a wax waaw léegi bu fekkee mu ne pël yi moom bu waxee ne jafe-jafe pël yi ñi ngi am jafe-jafe ci wàllu këyit ak yooyu fi ñu toll nii président Adama Barrow moom mooy njiitu Gambia kon jafe-jafe yooyu moom lu tax saafarawu ko ba tey pël yi ñi ngi am jafe-jafe boobu kon moom Adama Barrow la bëgg a dugal. non gis nga Amat Bah fi waxee foog ñu saafara ko. kan moo ko war a saafara. Adama Barrow kon ñoom ñaar jàppaloo ni ñoo waroon a toog rek seen biir waxtaanee ko ba gis ne saafara am na ci loolu est-ce que jaadu woon na mu génn rek wax ko. dégguloo fi ma laa waxee su nekkoon ne wax boobu dañ ñëwoon wax ko Amat Bah si këram oo feneen moom mun naa ñëw wax ak président waaye man si suma gis-gis dafa am jotaay bu am ñu ñëw foofu si président bi ñëw ne dañ ñëw si président lan lañ ut yoon si président Barrow. waaw ay yaay compagnie leen président bi moo leen fa woolu woon ñuy waxtaan waxi politique ndax wax yooyu waxi politique la kese waaw ci waxtaan waxu politique boobu si la honorable Amat Bah waxaalee loolu nag donc man yow daal dëggal nga ni loolu wax ci dara nekku ci. non parce que wax boobu su fekkee ne dara si dañ si bëgg a indi dara waaye wax boobu lu nekk jafe-jafe la si réew mi kon de suñ ko waxee itam dañ ko war a saafara rek. lan la Amat Bah defal lu la yaayaa defalul. Amat Bah defalul ma dara. Amat Bah defalul dara yow kon politique yow da ngay topp nit rek ci dara. man wax naa la ne suma politique li pour liggéey réew mi la ak li ma si yàlla war sagal su ba nekkee si mbir damaa def ngir yàlla ak yoneen li ma si yàlla war sagal ma xam ne loolu la. léegi ñu ngi ko doon wax sànq dañ ciy duggaat mooy rek mbiru bridge bi nga xam ne Sénégambia bridge def nañ ko bridge bi nag ñu bëri doon wax ne rek affaire politique la yow lan mooy sa gis-gis ñu ne Macky Sall dafa nax ki nga xam ne moo di Adama Barrow profité ñu ubbi bridge bi te jotul ndax booba Macky Sall mi ngi doon waajal campagne am yow lan ngay wax ci loolu. waaw xam nga foofu waxoon nañ ko waxoon naa la na Macky Sall ak Adama Barrow suñ demee si damin boobu Macky Sall moo njëkk a jàppale Adama Barrow not so moom it time am jot na bugg naa Adama Barrow jàppale ko mu ñëw ñu ànd ubbi bridge bi pour mu nekk politicien am mu nekk baaginam si campagne bi waaw.
est-ce que jàpp nga ne président Adama Barrow wala président sax man war naa sign any contract boo xam ne wala def loo xam ne du jëriñ askanam ngir rek jàppale keneen ndax kii moom a jàppale ndax loolu war naa am yow loolu war naa am. non loolu warta am président lépp loolu anything loo war a sign da nga ko war a sign pour sa askan bi di am si développement ak yokkute parce que loolu moo tax ñu teg la fi waaye suy sign loo xam ne njëriñu réew mi loolu du am. nan nga gisee nguuri Adama Barrow. anyway nguuri Adama Barrow ni ma ko gisee moom mu ngi dem ni mu war a demee. baax na. baax na mu ngi dem ni mu war a demee waaw. ndax yow yéen a ngi xaar yéen a ngi koy togg yéen waa NRP 2021 Amat Bah taxaw wala ngeen taxawal keneen pour mu challenge Adama Barrow. loolu de xalaat boobu man jotaguma si. kon da ngay dëggal li ma la laajoon wax naa la kon seen parti bi seeyal ngeen ko ci biir NPP bi yéen 2021 you are going for Adama Barrow. non loolu tam d'accord guma si. kon léegi lan ngeen nekk di nas ndax bu fekkee yaay chairman bi yu bari bu fekkee yaay chairman bi te nëbbuñ la dara war ngaa xam ne am na loolu nas ndax 2021 is just at the corner soriwuñu dara kon war ngaa xam yow loo ci xam dañ bëgg nga wax ñu ndax askan wi lay seetaan soxla nañ tamit nga wax ak ñoom. xam nga élection bi passé ni coalition élection la nekkoon Amat Bah Amat Bah UDP nga am PPP am Halifa P2S ak ñu parti yëpp dañ sànni loon Adama Barrow coalition mu gagné waaw loolu coalition boobu mooy dox ba léegi. coalition bi moom tas na coalition bi seen waaj rek a fi des xëy na dafa wóoluwul boppam liggéey mënu ko amatul xaalis moo tax mu des foofu rek waaye coalition moom ñi ci bëree bëri ñu ci bokkoon muy PPP muy P2S ñoom doy ak yeneen ñi ci bokkoon yëpp bàyyi nañ dam def seen parti bopp xëy na kay Amat Bah moom wóoluwul boppam seen waaj wóoluwul boppam. waaw yow noonu nga ko mën a gisee waaye. loolu de askan wi loolu la ñuy wax man moom waxaluma sama lu askan wi di wax rek laa lay andil man moom waxuma dara. xam nga askan bi luy war a xam askan yi Gambie luy war a xam coalition yi Gambie su tasee dafa war a nekk richine because mandate seen coalition bi fekk jeexul Adama Barrow léegi loon mënut a dogal dara loo xam ne coalition bi d'accorduñ si. yow coalition bi amatul coalition bi tur la woon rek waaye coalition bi jeex na léegi kan moo fa des léegi coalition bi apart from Amat Bah léegi wax ma kan moo fa des. so UDP dañ génn coalition. dañ ko sign. mais UDP kay dégg ngeen la ñu wax Ousseynou Dabo dégg nga every time léegi mi ngi sànni xeer président bi ak papa kii membres am yëpp léegi UDP génn na fa UDP nekkatu fa dàq ngeen ko. so PPP dañ génn coalition. PPP OJ ba ngeen ko tëbalee dafa yàgg. tëbal ko si position la dañ ko jox liggéey réew. koo tëbal koo dàq ci sa parti mu xam nga ni ba génne nga ko fa moom amatu dara lu mu fay def moom kay nekkatu fa. waaye soo ko seetloo nag OJ Jallow dàquñ ko si parti dàquñ ko si benn parti liñ bokk am nga ñu agree ne nañ doxal lii soo doxal boobu su amee ñu jël la teg la position te liggéey réew la suñ la génnee position is doon mi ne yow génne nga si. waaw ñoom dañ gis ne Barrow daf leen wor benn bu mu leen waree mooy 3 years bi ñu waxoon jot na Barrow président Adama Barrow respecté wul li nga xam ne moom la waxoon te ba tey mi ngi toog ñu jugee foofu ñu àndaloon ñëpp te joxoon leen position ñu ci bëree bëri génne na leen fa Amat Bah rek moo fa des am na ñu bëri sax ñuy wax ne Amat Bah moom intrème la ko toppee yu bëri yu xew sax moom la. fine moom laa la wax xam nga Amat Bah su fa desee moom dafa des ne on mu ngi nekk ministry post waaye dama lay wax ne coalition UDP PPP ñoom ñu nekkoon coalition benn tey coalition mi ngi function because yaa ngi wax ne 3 years bi ndax 3 years bi. léegi ñu dikkaat foofu sax ci 3 years bi passé na waaye lan ngay wax Adama Barrow ci ko ne moom moo ko waxoon moo nangutoon ne Gambien ci 3 years bu jotee moom dafay wàcc abale. waaw yéen bi mu toogee insiste yéen ñi nga xam ne booba yéen ngi NRP lan moo doon seen réaction yéen jamono yooyu. ok xam nga bi 3 years bi jeexee Adama Barrow benn parti jagul ne ñu nga xam ne ñoo def coalition bi di ko doxal benn parti joxul Gambie fii wane na ko ñun ñoo nekkoon coalition 3 years bi jot na wàccal bañ nañ ko bañ ne 3 years sax amul parti. 3 years amul benn parti bu mu war a bokk
waaye noonu léegi ñu ngi nekkoon coalition ñoom Amadou Ba Ousainou Darboe ñoom Halifa ñoom tooguñ woon Gambien ne Adama ñun ñoo saay noonu ne yow 3 years bi wàccal. est-ce que ñoom waaw est-ce que ñoom gisante wuñ ci suuf ñoom i neen Adama xamal leen ni ñun man 3 years bi du ma bàyyi damay continuer doon président est-ce que ñoom gisewuñu ak ñoom ci suuf ñu xam ne kii naruta wàcc ñoom ñu bañ cee kii ndax am na ñu fi jógoon tuddee 3 years jot na fayit nañ waaye ba tey gis nga terewul président bi mi ngi fi mu toog ba tey est-ce que ñoom it lii lañ xamoon moo tax sonaluñ seen bopp. loolu mënu ma koo gom parce que man li ma mun a gom man Alaaji Moussa luñ bokk ñu takkatoo ko fas ko saañ ko agri ko su jotee su ma neexut dama taxaw live ma la ñoo ko waxoon bokkatuma waaye ban pati nga gis mu génn live ne si coalition bi ne Barrow wàccal ñun temps bi la joxoon jot na te ñoom ñoo doon mobilise nit ñi ñoo doon politique nit ñi ne nañ jiital Adama Barrow for 3 years time Amadou Ba def na ko Sidé Diatta def na ko. dañu amoon ci moom yaakaar. waaw maa ngi ñëw léegi nit ñi tam am si ñoom yaakaar kon bala ñoo ñëw di xeew di dóor nit ñi ñoom nañ génn toog wax nit ñi ne ñun ñoo leen waxoon ngeen sànnil Adama 3 years bi jot na Adama ñoo la ko waxoon sànni ko wàccal. Amadou Ba mi ngi foon Amadou Ba mi ngi woon foofu te Amadou Ba si ñu doon campagne Adama Barrow di wax ne 3 years la ñuy toog pour jéem buñ toogee 3 years ñu xool nu ñuy def ba keneen toogaat Amadou Ba moom it lu tax moom mi doon campagne kon moom it si la bokk. campagne si ban fan na. Amadou Ba daan ci bi ñuy campagne Adama Barrow pour mu toog bi ñu defee coalition Amadou Ba mi ngi woon ci biir. waaw Amadou Ba mu ngi si biir waaye Amadou Ba bi coalition bi toogee ba taxawee ba start ba def everything chaque signature ñu start forward fiat son Amadou Ba. am nga Barrow gagné Amadou Ba mu ngi fii waaye Loya Darboe bi mu ñëwee Gambia moom si boppam mu génn si koso gi mu ñëw moo njëkk a wane ne 3 years ku ko fi wax dafa laa yóbbu koor xanaa yow nekkuloo Gambia loolu la Loya Darboe wax ne ku fi indi wax 3 years dinañ la yóbbu koor Loya Darboe ñun ñëpp Gambia lañ. la kon xëy na moom ba tey mi ngi woon ci loolu ndax 3 years bi est-ce que dégg nga mu waxaat ci. waaw am nga Amadou Ba ak Loya Darboe ak ñoom seen ñoom am nga Halifa Sallah ñoom oncle ñoom ñëpp laay wax ne jaxase bu amee si Gambia coow li am ñoom ñi foomoon coalition bi ba nit ñi óolu leen jiital leen ñoom ñoo waroon a toogaat wax nit ñi dëgga nit ñi mun a xam lan mooy dox waaye kenn jogut wax ñu indi 3 years amul luñ ko sax tur parti ñu ne no parti soo kon 3 years naka la mun a amee doole yow sànni lu ma la carte naka laa la mun a génnee soo man su ma xee daal loolu laa gis ne su nekkoon ne ñoom 7 parti taxawoon coalition yëpp temps bi jot na ñoo d'accord ne Adama wàccal dafa am pour wàcca su wàccu ñu ne seen mbooloo seen mbooloo mi jóg leen ñun yéen li ñu si dugal ñun ñu mun a def ni ko Adama day wàcc waaye amul benn parti bu jóg ne Adama temps bi saay noonu am na jot na. ndax tey jii bu ñu demoon ba mu yàgg Amadou Ba génn fi nga xam ne moo di ci coalition bi wala Adama Barrow dàqoon ko mu ñëw nag concentré ci NRP ndax yow da ngay bàyyi NRP dem fekki Barrow wala da ngay des liggéey ak ki nga xam ne moo di Amadou Ba. non man fu mu gis nga fu ñu toll nii li ma ànd ak Barrow Amadou Ba moo ma wan ne ma nañ ànd ak Barrow jàppale ko man su fekkoon Amadou Ba dafa ñëw stand tey na nañ élection nañ def parti bi ut candidat taawal ko dama ut candidat du ma support Barrow Amadou laay support xanaa ba yàlla def Amadou jógee fi du noonu soo patim dee oo nekkatu fi ma door a support Barrow. yow ndax yaakaar nga ni NRP dina mos a toog ba jël nguur gi ndax ñu bari nañ NRP dooleem yëpp fii la rek ci kaw gi waaye bu ñu demee ba ci biir ay Banjul ak yooyu NRP moom du fa mos a am dara ci élection ndax nit ñi xamuñ Amadou Ba miinuñ ko Amadou Ba amu fa sax ay supporters. waaw xam nga loolu mënu ma koo weddi waaye Amadou Ba man li ma ànd ak moom di tourné NRP de li ma la mun a wax taay mi yaa jàmme NRP amul fi benn trust amul doole waaye ñun bi ñu commencé liggéey NRP léegi suma file yaa ngi nii si suma moto bi région bi yëpp am naa seen exécutif district bu nekk maa amee comité bi te jënduñ leen joxuñ leen sukur joxuñ leen dara doomi réew leen ñu bugg a ñëw NRP nekk comité am naa Kiaman si district Kiaman
district mobilisation yëpp maa ngi leen amee te di whole region Gambia soo demee Saalum loolu moo fa nekk soo demee Sabax Sanjal fii ak Sanjal ñoo fa win député bi NRP la councilor bi NRP la kon am nga loolu time yaa jàmmeloon waaye instant yi ñu toll nii xam nga ñu ne kuy yor wala gis nga bàkku bala ngay bàkku xaaral ba génn si géew bi nga am ndam di génn bàkku waaye sooy dugg si géew xamuloo daal dañ la daane o duñ la daane ngay bàkku yaa ngi si erreur. suñ laaj bu mujj rek ndax suu bi yegg na ci rek cappaandaw yi mi ngi waaj a ñëw jeex mooy tey jii ban kii ngeen teg plan yoo xam ne yéen a ngi ko teg ci wàllu développement ci nga xam ne mooy parti NRP bi boo leen jëloon réew mi wala ngeen nekk ci seen gox yi fi yaay ci amaan bi yéen plan yoo xam ne Amat Bah amal na ko fii nii ci Saalum ak feneen fi nga xam ne député mi ngi fi surtout fii di North Bank Region. waaw ñun plan yi am ñun mooy ne number one am nga développement la suñ jëloon rek wala ñu nekk président tam wala même Barrow suñu déggale tam lan mooy développement number one nañ indi projet si nañ support youth si jox leen développement indi machine yi wali jox ko xam nga indi booxoli gaadit si because nit ñi àll bi loolu lañ xam agriculture bi ñu empower leen soo loolu moo war a yóbbu réew te loolu mooy liggéey réew éducation bi ñëw médical ñëw yoon si ñëw route control lii mooy di fondement réew number one youth si lañ war a njëkk a empower. Amat Bah moom yéen jéego la ci def. waaw man ñun danañ empower suñu youth si su fekkee ne ñu ngi am youth yoo xam ne ñu ngi leen a empower because ñu ngi leen a employ ñu ngi liggéey. ndax fàttewul ministre parce que moom ministre la léegi parti leader la waaye ministre la mooy ministre of tourism and culture est-ce que fàttewul liggéey bi ñu ko jox boo xam ne Gambien yëpp a ci bokk muy UDP bi keneen ak keneen ak keneen est-ce que fàttewul loolu concentrate more on NRP. non Amat Bah loolu moo tax sax yow nga toog fii ne Amat Bah dafa seel patim bi Amat Bah dafa bàyyi patim bi toppal liggéey réew mi. est-ce que toppul intérêt ci Barrow. non waaw loolu dafa des parce que Amat luñ mun a wax daal ministre la tourisme du noonu position biñ ko jox su fekkee intérêt tam moo tax Barrow mu bàyyi topp ko kon Barrow tam mu ngi topp jaar Amat foo xam ne du yoon Amat man luñ mun a wax ne. Barrow moom loolu yoonam nekkul ci Barrow moom déet da nga ne Amat Bah ndax dafa bàyyi partim bi wala liggéeyam biñ ko jox moom la gën a intéressé wala partim bi. dama ni ndax Amat Bah tey jii nii damul ba fàtte ne moom ministre of tourism la and culture concentrate more on NRP bàyyi li nga xam ne rek mooy liñ ko jox ndax bu fekkee ne projet bu ñëw wala lu ñëw rek ci côté culture wala tourisme mu ne xaaral ma yóbbu ko ñi nga xam ne ñoo ma support ndax duy doxal lool. non moom laa la wax moo tax ma ne la fine boobu Amat Bah su dee fànn boobu la parti ñun si suñ bu ñu nekk parti Amat loolu sax ñu ngi koo complain because Amat parti bi du oo kenn la jox am ni kii amaan demal meeting oo support nii moom mu ngi concerné rek si ministre bi loolu laa la wax. waaw dañ gis ne Amat ba muy nekk fii nii yàgg na nekk parti leader of NRP waaye gisuñ fi woon ay muy joxe ay oto ay chairman regional ay nangam lay foo dem presque léegi am na fa chairman jox leen ay oto yooyu est-ce que jëlewu ko ci gafaga ak réew mi parce que léegi ministre la maanaam yooyu est-ce que jëlewu ko foofu tamit parce que léegi chairmanam yu bëri jox na leen li nga xam ne moo di ay oto. waaw loolu moom Amat Bah xam nga wax nga ne ministre la te parti leader la te yaakaar naa parti bu nekk soo registré war nga am sponsor. moom yàgg du ko ndaw Amat Bah léegi war naa def ay 15 to 20 years mu nekk ci politique waaw loolu amul woon léegi lu tax mu am léegi right now léegi fi nga xamee ne ministre la nekk kon xel manes naa tey. waaw añ naa loolu su si xel tey moom laa la wax xam nga time bi moo nekk politicien tam daf daan joxe ay oto or something like Amat Bah maa ngi APRC wa Amat Bah moom laa gisoon politicien buy sorti ay camion sukuru welo télévision force di ko yóbbu si ay oto laa wax jox ne ci amaan bi jox naa ko oto yooyu noonu. non loolu moom leeruma parce que néew moon léegi mi ngi am ñun xam nañ ci dara am na yu bëri lii léegi lañ ko soog a nemmee ko ndax tamit xel te waxuñ ne foofu la ko jëlee tuumaaluñ ko waaye yow mi nga xam ne yaa ngi ak moom est-ce que yow da nga gis mu am ay sponsor from outside wala am ñuy sponsor parti.
waaw parce que fu mu nekk nii moom laa ñun biñ congrès dañ am aban mooy just party leader Moussa Sonko mooy député parti leader. Moussa Sonko. Moussa Sonko mu ngi kombo waaye ñoomi la dégg nga ñu am tracé la am everything Mbow depuis Mbow Alaaji Mbow mooy tracé la parti sponsor bi foofu la day jaar parti exécutif bi ñoo moom suñ parti bi ñun ñooy jëndal suñ moto yi ak suñ moto bicycle yi ak ñu am denison. xalam demoon na bay neex buum nga dog waxtaan bi neex na trop yéen a ngi fi di leen fàttali yéen a ngi doon seetaan Gambian Talents TV seen show bu mag boobu di biir Gambia show tey nag ñu amee ko fii ci Farafenni dalal El Hadji Moussa Diouf di regional chairman of NRP fii ci North Bank region lan mooy doon sa kàddu gu mujj. suma kàddu gu mujj di kontaan di leen sant parce que li nga wax ni kontaan naa si bu baax a baax a baax soo tey ngeen ñëw pour ñu def live nii waxtaan ak askan bi. da am na solo waaye di fàttali Gambie ne politique lay nekk te day war a bugg a Gambie bugg a développement understand soo am nga fuñ toll nii kenn ku ne war ngaa mun a wax li xew te démocratie lay ne waaye démocratie nag nañ ko teg si yoon bugg a suy réew te ndaw yi maa ngi leen a ñaax ba léegi néew moom doole ji nañ bañ a dugal seen bopp ëllëg luy indi loraange bu leen ko benn parti jaral ndaw yi nañ seet seen réew seet seen intérêt benn parti bu mu leen jalal ñu confuse ndaw yi ñuy indil seen boppa jafe-jafe loolu maa ngi ko ñaax ndaw yi mag ñi nañ julli di ñaanal ndaw yi di ñaanal réew mi jigéen ñi ñu dimbal empower leen parce que dooleel ñooy dooleel lu ne te ñoom it nañ bàyyi seen xel buñ toppa benn parti boo xam ne dafi ne la mënu ñoo yóbbu kanam Barrow nag tey moom la fi yàlla teg ñun Gambie yëpp tey mooy suñ président dañ ànd ak moom ba fi ko yàlla emale suñ gisee na tam li moo doxalee damul yoon ñu ne ko li nga doxalee damul yoon soo dama kontaan si lii bu baax a baax di wax ne lii dama si kontaan parce que ñu ne suñ ne yow dëmm nga mer kon yow am na loo doon si loolu bon li ngeen ma condition question yi interview neex na ma trop because dafa tax nit ñi ñu xamutoon xam ñi xamoon tam yokk xam-xam waaye di gërëm nag ñëpp di wax ne suma toogaay si doon bang laaj nga fi yu bëri nit ñi ñoo ma ko jox doole nit ñi su nekkoon nit ñi du ma doon dara waaw soo di sant nag Gambie di sant ñëpp di leen gërëm di leen sant soo jërë ngeen jëf tañ comme ni mu ko waxee rek xamal ko xamul day tax a xam wolof moo waxee lool kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax mbégte lañ amoon nag dalal ko ndax kàngam la file ci North Bank Region ndax ànd ak naag président bu ne ànd naag Jawara ànd naag Yaya Jammeh tey nag mi ngi ci beneen parti bu ñuy wax NRP seen biir Gambia show nii rek lay demee saa su ne nekkul ci studio bi kese maa ngi rek di wax hi big hi to Aïssatou Koli ki nga xam ne moom sama co-host la ci show bi di biir Gambia show di leen wax ne rek very soon rek ñu continuer ko fi nga xam ne rek moo di ci studio bi waaye tey fii lañ nekkoon Farafenni ëllëg ñi ngi dem passé wala feneen di leen wax rek nag ñun nekkuñ ay journalistes yoo xam ne wala télé boo xam ne suñu ay show yu si yëpp si studio yi lañ koy def dañuy jógee fu ne dem fu ne di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm suñu caméraman bi Sanyanga Ramatoulaye Faye ànd rek Youssoufa ak ñëpp team bi yëpp waa Gambian Talents ñu àndoon fii rek di gërëm nag suñu boss di Fatou Samba moo xam ne mooy di coordinateur di gërëm ñëpp mbégte la woon rek ak bànneex di ànd ak yéen saa su ne jërë ngeen jëf ba ci kanam bu ci yàlla àndee
Welcome to Gambian Talents Promotion, the Gambia's first non-profit online public broadcasting network and home of culture and entertainment. At GTP, we bring you the best of Gambian creativity right to your doorsteps. Sell your products and services to millions of Gambians and friends of the Gambia via our online radio, TV, and newspaper. Advertise your business and watch your clientele grow like never before. Our content from the Gambia gets the diaspora hooked up to our screen, whilst those in Gambia love what we bring for them from afar. This gives us a unique edge and separates us from the rest. If you want to be heard or seen by the world, contact GTP. We tap, nurture, and promote Gambian talents and businesses. Think promotion, think GTP. For all your event coverages, religious gathering, naming ceremonies, weddings, documentaries, music videos, TV and radio commercial, and more. We also do design and print jobs of all types, logos, business cards, brochures, flyers, t-shirts, coffee mugs, banners, billboards, catalogs, and magazines. We also do lamination and projector rentals. We are the first Gambian non-profit online public broadcasting network with over 300,000 active followers across all social media. Contact GTP on 750-3654, 750-3654 or 794-9214, 794-9214, 404-593-6215 or email us at gambiantalents@gmail.com. GTP, the people's power.